asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal nes tuut ñu dikk ak yéen ci boppu xibaar yi. bokk na ci li gën a fës ci bopp xibaar yi wàllum jàng ak jàngale ci biir groupe scolaire franco-arabe Al Khayriya nes tuut ñu yaatalal leen xibaar yi. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Shabiba TV waaye tamit di am mbégte bu baax ci li ngeen di suivre seen émission les 10 minutes d'Al Khayriya comme ni ma ko waxee ci bopp xibaar yi wàllum jàng ak jàngale tey jii nag école yi nekk fépp ci biir Sénégal ubbi nañu te itam ku ne xam na ni ONG Al Khayriya dafay yëngatu bu baax ci wàllum jàng ak jàngale ba tax ubbi na juróomi école franco-arabe yoo xam ne ñu ngi nekk ci biir yenn gox-goxaat yi ci Sénégal yooyu la juróomi école yëpp nag tey jii ibbi nañu ñuy gis na itam li nga xam ni système la boo xam ne état moo ko mettre en place mu di ubbi tey jàng tey respecté nañ ko lool seq nañ ci waxtaan ak ki nga xam ni moom moo yilif yooyu la école yëpp ñu teewlu élément bi. Al Khayriya 1 moo nekk Dakar ci gannaaw banque bi Al Khayriya 2 moo nekk Diamniadio Al Khayriya 3 moo nekk Goumba Géoul Al Khayriya 4 ak 5 ñoom ñoo nekk Louga kon Al Khayriya 5 moom moo nekk Kédougou ñoom ñëpp ubbi nañu seen personnel depuis jeudi tey jii ubbi tey jàng tey la ñu tàmbali ci ñoom ñëpp jokkoog na ak ñoom macha allah ñoom ñëpp ubbi nañu le peu d'élèves yi nga xamee ni am nañ ko ñoom ñëpp tey jii sont présents. jafe-jafe taxoon na ba dañ doon xaar ba le 1er octobre. ren jii 1er octobre donc date officielle bi nga xam ne 1er mai lay commencé au 15 ren appliqué wuñ ko dañu bàyyi ba 1er octobre ci la ñu commencé pour année scolaire 2020-2021 ci la ñu commencé def inscription yi donc 1er octobre ba tey fii ñu toll nii certes lii diggante boobu la mu daan dale daaw mois de mai ba octobre lañ daan inscrire xëy na li ñu inscrire gum léegi moo ëpp ndax nouveau yi ndax sixième yi ñoo tax ak préscolaire yi nga xam ne moom amuñu benn problème te sixième yi amuñu benn retard su fekkee dañ jóge wuñu beneen école waaye loolu moo tax tey ji fii ñu toy effectif bi ñu amoon jotaguñ ko ndax ñu bare dañuy calculer am na ñoo xam ne dañuy xaar ba weer bi de ndax fi weer bi toll tey le 12 am na ñoo xam ne nag ñoom macha allah comme les ñi nga xam ne ay CI la ñu nekk yooyu ñoom course contre la montre la donc moom presque benn classe ba fees na d'habitude ñu ngi bëgg am ñaari classe donc macha allah mais nombre bi daal diggante bi ñu commencé inscrire léegi daal li ñu am moo ëpp lañ doon am diggante daaw ak ren. waaw ñun suñu école dafa bokk ubbi tey jàng tey même depuis l'année passée c'était comme ça l'année passée ubbi tey jàng tey dañoo premier jour tak ñu commencé. Heureusement balaa ñu commencé inspection ñëw vérifier ndax suñu école dafa bokk ci ubbi tey jàng tey moo tax ñun léegi bon dañoo tàmbali quoi ubbi tey jàng tey dañoo bokk ci école yoo xamante ne ñu gën a recensé pour ubbi tey jàng tey. yéen a dégg noonu leeral yu am solo yi nga xam ne directeur indi na ko dellu ci wàllu ubbite tey bi naka noonu itam gis ngeen ni jamono ji ñu toll feebar bi sonal na ñëpp mu di coronavirus ñu gis na itam terewul école yi ibbi loolu itam indi na ci ay leeral ci mesure barrière yi nga xam ne respecté nañ ko ñu teewlu élément bi. biñ koy jël booba pëcc xoola kenn xamul sur quel pied danser waaye léegi dëkk na noog moom ba te gis nañu pays africains yi sax laay wax ni mu ci wàccee ndax à cause nee nañu forte chaleur bi yooyu daf ciy joué ak ñaanu sénégalais yi donc macha allah wàññeeku na tendance baissière moo am waaye du jóge na fi man de ci sama école tey laa gën a fogaru et je demande en même temps parents d'élèves bi gën a fogaru ba protocole bi nga xam ne ministère joxe na ko moom dafa ñuy ñaax pour ñu gën a fogaru ci matukaay yu ñu doon jël benn tey jii dañ koy jël ñaar ndax tey jii dañu wax ni parents d'élèves bi jëlee doomam kër ga naka raxas ba mu set sol ko yére yu set
takkal ko masque takk masque su ñëwee ba ci buntu école du dugg maître yi ñoom ñooy ñëw dem jël élève bi su demee ba ci ji nga distributeur de gel yi ma automatique yi ma def ci buntu école bi su demee foofu moom puisque moom jàmmañse woon na ak parent d'élève bi moom ci boppam mooy laal gel su duggee ba ci classe bu nekk dugal naa fa butéelu gel te am na itam lavoir bu ma teg ci buntu ba ak kotol ak siwo ndox lépp ak satala donc su duggee classe bi ak masque madame bi wala maître bi su ko defee bala muy toog kii day dindi saaga mi wékkal ko defal ko gel ci loxoom mu raay dem toog place am ak masque am su ko defee ba nga xamee ni ñëpp dugg nañu ba cours bi war a commencer wala conseil yi war a commencer parce que chaque maître j'ai demandé à chaque maître de commencer par une institution civique en commençant par question sanitaire jàngal leen lan mooy Covid laaj leen pourquoi masque yi pourquoi seen yaay indi leen bi mu leen indi lu tax mu raxas leen les premières 5 minutes ci classe bu nekk maîtresse bu mu fa fekk incha allah loolu lay doxale suñu paree nag mu ni ñu tekki masque yi suñuy tekki masque yi fekk na mu def distanciation yi ci classe bi ba pare xam naa ne élève du ñàkk bis élève di ko pourquoi nga wax ñu ñuy takk masque di ko dindi yooyu yëpp dama leen ci préparé ndax xam naa léegi xarañte xale yi ak seen yewwute soo ko indee mu takk masque mu dugg ci classe bi takk masque nga defal ko gel mesure mu respecter les mesures barrières ba pare mu toog ba pare nga ne ko dindil masque bi dañ la pourquoi maîtresse bi itam day dindi masque am waaye suñuy génn pause wala ñu def goûter dañ koy diviser classe bi moitié bi mooy génn defi besoin am su génnee maître deuxième maître bi parce que fii franco-arabe la donc classe bi nag ñaari maître mais fii ba 3 mois ñoom ñaar ñëpp ay ñëwandoo 8 heures amul kii def français wala kii def ñoom ñëpp ay ñëwandoo fekkee ne français la jëkkee kii def arabe day toog ci buntu ba pour élève bu génn mu yóbbu ko ci toilette yi mu dellu si lavoir baa ngi ci buntu classe am su laaxasoo ba pare fomb ci serviette bi mu defal ko gel mu dellu classe am te suy dem itam avant de sortir de la classe ils remettent leur masque donc man daal jël naa ay dispositions parents bi su fiy dugg y a des distributeurs ci buntu école bi mooy parents yi fay wala ñuy inscrire mais parent buy indi élève doo dugg ci buntu bi la ñuy jëlee sa doom moniteur bi moo koy jël yóbbu femme de charge bi ba ci classe am mu toog. yéen a dégg noonu mesure barrières yi respecté nañ ko loolu foofu ci biir école bi waaye itam ku ne xam na ni ONG Al Khayriya dafa baaxoo di taxaw ay jirim donte ni sax école yi nga xam ni tudd nañ leen fi yëpp moom moo leen tabax waaye dugal na ci ay orphelins te itam teg ci di leen fayal ki nga xam ni moo di directeur école bi indi na ci bu baax tamit ay leeral ñu teewlu ko. ban ko ubbee itam macha allah ba léegi mu commencé di jëriñi te même. structure yi nga xam ne ONG Al Khayriya ubbi na ko yëpp les bénéfices yëpp c'est pour ces enfants là ces enfants démunis et loolu début nag il faut ñu jàpp ci ñoom ñoo ko moom waaye kon dañ ciy jàpp moo tax ñuy fay ndax suñ ko defoon gratuité te bëgg fay bien que duñu fay loo koy yeeg oto yi yëpp Al Khayriya moo ko joxe sans remboursement waaye nag njàng mi ay jàngalekat ñoo leen di jàngale donc te dañ leen di fay jàngalekat yooyu incha allah dañ leen di verser dañu am ay charge dañ leen verser IPRES dañ leen verser caisse de sécurité sociale impôt di leen fayal IPM donc loolu suñu fayulee ku koy indi te Al Khayriya moom charge yooyu du ko jël loolu moo tax présidente bi bu ñu koy créé ni mën a pay bi néew naka poche parents yi yëg nga fay bu baax jàngale kat pour am un bon enseignement j'ai compris loolu moo tax début bi nii orphelins yi dañuy fay orphelins yi nekk orphelinat Al Khayriya mais orphelins yi yeneen yi fii jàng si suñu ma indilee certificat de décès du père dañ moitié prix la ñuy fay.
yéen a ko dégg noonu ci biir ay kàddoom ONG Al Khayriya yamul rek ki taxawu jirim yi nga xam ne moom moo leen di toppatoo waaye fépp foo xam ni jirim jóge na fa ñëw ci école bi itam li nga xam ne moom nga war a fay dinañ la ko wàññil mbokk yi li moo fi ruuse woon ci ay xibaar jóge ci ONG Al Khayriya ngeen àndoon ci présentation bi ak ki nga xam ne moo di Khady Koubra Ndiaye ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah